الصلاة والسلام عليك يا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ربنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi noo ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan ci waxtaan wi di ñu déglu di ñaan yàlla mu defal ñu tawféex ba ñu am ci loo xam ne dinañ ci jariñante ci suñu biir tey ñoo ngi jël waxtaan woo xam ne day toftaloo bëgg ko tudde lan mooy sabab yi nga xam ne moo andi ba xilaafa islaamiya daanu ku ne xam na ne xilaafa la goo xam ne gi diiru yonent bi dem Medine ci la ko sos jullit yi nekk ci keppaaru xilaafa googu di ci dund ci ay moment yoo xam ne léeg-léeg mu am doole léeg-léeg mu ñàkk doole waaye teewul jullit ñi ñoo ngi dund ci keppaaru xilaafa googu ba ci 1924 ci turc ci la xilaafa gi jeexe complètement daanu jàpp naa ne jullit ñi ci liggéey bi ñuy liggéey ngir delloosiwaat seen kàttan soxotaat seen nekkin ngir seen xilaafa googu amaat jëmm ci kaw suuf baax nañu ànd jàngat lan mooy sabab yi nga xam ni moo tax ba xilaafa gi gannaaw ba mu nekkee lu amoon kàttan lool muy ñàkk doole ba daanu jàpp naa ne xam sabab yooyu danañu dimbali ci réforme bi nga xam ne bëgg nañ ko def ci woote jëme ci yàlla ku ne xam na ne ci cëslaay waxtaan wi tomb bi nuy fàttali mooy l'islam en tant que diine la joo xam ni dafa am ay particularité waaye particularité bi nga xam ne moo ànd ak sunu waxtaan wi moom laa bëgg a junju muy bu ci am solo même bu fekkee ne jullit ñi ñu ngi koy fàtte waaye léegi ñu ngi koy delloosiwaat mooy li ñu tuddee ashumuliya li ñuy tuddee globalité nga xam ne l'islam diine la joo xam ni dimension bi ci am ci wàllu jox sa bopp sa boroom ci defar sa ruux lu ñu toll moo ci am taxawaay ci société ngir defaraat ko ba société bi tënku ci yoon loolu bu ñu doon dellu ci ayaati alquran yi ci wax duñ ko jeexal ndax ku ne xam na ni yonent bi nga xamee ne yàlla mu ngi wàcc ci moom alquran daf ko wax ne wa nazzalna alayka alkitaaba tibyaanan li kulli shay ñun ñoo wàcce ci yow alquran muy téere bi muy faram fàcce bunte yépp loolu sax mën nga wax ne jiitu na yonent bi mais yonent yi fi yàlla musa ñëw yebal yépp te ñoom ñu doon dox ngir li ñu tudde alhuda ñu matérialiser ko ci dundu nit ñi kenn ku ci ne ci vocabulaire bi yàlla waxanteeg yow da nga ciy gis dimension boobu nga xam ne mooy dimension wu tabax société utal ko njiitu lislaam loo su def ci fés de trop boo jàngee xissa Daawud jàng maam sunu Ibrahim jàng yont yàlla Muusa ba ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam kenn ku ci ne di nga gis ci moom loo xam ne lii borom bi wax na ko loo xam ne lii daf koy tabb ngir mu nekk njiit moo xam ne mii day doxal wàllu diine waaye di doxal wàllu àdduna loolu moom la yàlla wax yaa daawud bi mu ko waxee yaa daawuda inna jaalnaaka xalifatan fil ardi
faxkum bayna annaasi bil xaq daf ko ne man maa la def ngay suma koot laay ci kaw suuf yow Daawud boo demee ci kaw suuf na nga gouverner nit ñi na nga leen àtte ci dëgg. donc notion wu gouvernance yor mbiru société di ko doxal loolu dafa mel ni moo doon cëslaayu yonantaam. même baat bu jige boobu la waxanteeg yontu yàlla Ibrahim sunu borom subhanahu wa taala moom mooy wax ne wa iz istala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qaala inni jaa'iluka linnaasi imaaman qaala wa min durriyati qaala laa yanaalu ahdi adh-dhalimin. sunu borom subhanahu wa taala bi mu yebalee maam sunu Ibrahima alayhi salaam daf ko ne man maa la yebal ci nit ñi ngir ma def la nga di am njiit inni jaa'iluka linnaasi imaaman baat boobu bu laaj taxaw la surtout bu nuy wax ci sunu bunt bi parce que al imaam al Ghazali ci al Ihya day wax ne baatu lislaam yi bi ñu jullit ñi di dund lislaam au fur et à mesure ñuy dem baat bu ne dañuy wàññi gëddëm dañu koy dévaluer ba nga xam ne baat bi la mu doon tekki dëgg-dëgg ba muy wàcce ak nanu ko dundee ci réalité mujjul nekk benn. mu ne baat yooyu bokk na ci baat bi ñu gën a wàññi valeur am gën a wàññi gëddëm mooy baat bi ñu tudde baatu imaam te muy njiit ci lislaam nga xam ne dem na ba mujj gi boo ko waxee li ci jullit yi dégg rek mooy kuy jiite julli juróom. waaye yàlla ba mu ne yonentu yàlla Ibrahima maa la def imaam maa la def njiit ngir nit ñi Ibrahima laaj ko na ko min durriyati ndax considération boobu nga ma defal kilifteef googu nga ma defal ndax danga koy defal sumay sët mu ne ko loolu sa sët yi kenn du ko ci am lu mooy koo xam ne kii nekk na ci yoon wi nga nekk. Al-Mawardi ci al ahkaam as-sultaaniya moom muy firi lan moo di al imaama. Al-Mawardi moom dafay wax ne al imaamatu xilaafatun an saahibi shar fi xiraasati diin wa siyaasati dunia biha. nee na al imaama njiit li muy tekki ci lislaam mooy wuutu gi nuy wuutu boroom sharia bi ci wattul ko diineem ak doxale àdduna solo diine borom bi. donc nga comprendre ci loolu ni ki nga xam ne mooy njiitum lislaam contrairement ak li ñu comprendre léegi nga xam ne dañuy wax ne nañu jox César li mu moom jox yàlla li mu moom mais fii ci njiitum lislaam lépp loo xam ne lii borom bi moo ko moom la ñuy jël matérialiser ko ci ay dogal yoo xam ne ki koy jiite kenn la mooy jiite adduna bi mooy jiite doxalinu diine yi yàlla ci loolu la tàddee maam sunu Ibrahim. loolu bu ma ko doon jël ci histoire yonent yi benn par benn mënoon naa ci dem day guddal waxtaan bi. loolu aussi moo ñëw bi nga xamee ne yàlla yebal na yonent bi daf ko wax ay baat yoo xam ne day dellu ci baat yooyu wa an ahkum baynahum bi ma anzala Allah bi mu demee Médine bokk na ci terme yi nga xam ne borom bi waxante nag moom ni ko àtteel conflit yi dox diggante nit ñi nga xam ne ñoo d'accord dund ci keppaaru société bi nga taxawal ci Médine bi ma anzalallahu ci li yàlla wàcce. donc ci noonu la defee taxawal li nga xam ne mooy pacte Médine bi nga xam ni ñun ñëpp jàng nañ ko ci siira nga xam ne bu ma ko bëggoon faram-fàcce mooy pacte la boo xam ne bii dafa lëkkale ñoo xam ne ji bokkuñu ci diine waaye nangu nañu dund ci benn société boo xam ne bii référentiel bi leen di àtte l'islam lay doon. loolu mooy li ñu tuddee saxiifatul madina mooy yonent bi da ci wax ne inna yahuda bani awfin wal muslimina ummatun waxida. yahudu bani awf yi ak jullit ñi benn nation lañu ci notion politique nga xam ne ñoo bokk lu leen di àtte li leen di àtte bépp difficulté boo xam ne bi am nañ ko dañuy dellu si yonent bi àtte ko solo ni nga xam ne noonu la ko yàlla bëgg.
loolu moo tax bi mu newee ci Medina mu bâtir fa tabax fa xilaafa goo xam ne gi ci nax ju boobu la doon doxe nga xam ne yonent bi moo nekk ci kaw nekk njiit mi di jiite jullit ñi ci li aju ci seen diggante seen boroom di réglementer li nga xam ne mooy relation yu dox ci seen diggante nga xam ne mooy dimension bi nga xam ne moom la politique yi di dox même l'islam bi nga xam ne sax borom bi daf ko wàcc ci yonent bi wàcc ko ci yonent yu ko jiitu yi daf ko ne li ko tax a jóg mooy mu réglementer li nga xam ne mooy dox ci diggante nit ñi ba justice sociale am donc alxilaafatu bu ma ko bëggoon a wax damay wax ne dafa am cëslaay lu rëy ci l'islam c'est-à-dire doxal am système boo xam ni day dox ci li nga xam ne moom la yàlla bëggee alors loolu dafa am cëslaay lu rëy ci l'islam mu ngi tàmbale ci yonente yu jiitu yonent bi mu ñëwee ci Medina mu matérialiser ko moo tax bi mu fu jógee jullit ñi li ñu jëkk def avant ñu rob ko avant ñu def dara avant ñu discuter ci ban problème la ñuy jëm li ñu jëkk discuter mooy fan la ñuy def ba amaat njiit moo xam ne mii dana continuer mission bi nga xam ne yonent bi moom la doon taxawe du ma dugg ci conflit bi am ci diggante muhajirin ak ansaar du ma dugg aussi ci conflit yi nga xam ne moo am diggante waaye muhajirin yi ñoom seen biir coow li nga xam ne am na ci seen biir mais fa coow la teere ñoom ñépp d'accordoon nañ ni yonent bi bu fi jógee jullit ñu amuñu sañ-sañ toog 24 heures boo xam ne bii dafay am pouvoir boo xam ne bii kenn du ko yore du ma dugg aussi ci discussion bi am ci diggante école l'islam yi kan mooy ki nga xam ne moo war a yor pouvoir bi ndax jullit ñi ñoo koy tànn wala ndax ki war a yor pouvoir bi texte la boo xam ne bii dafay jóge ci yàlla mu tabbe ko comme ni mu tabbe yonent bi loolu du mooy jubluwaayu suñu waxtaanu tey waaye jubluwaayu suñu waxtaanu tey mooy école l'islam yi ci seen mboole seen ñoom ñépp d'accord nañ ni li nga xam ne mooy jullit ñi am kilifteef goo xam ne gi mooy doxal seen mbiru àdduna di doxal seen mbiru diine loolu farata la boo xam ne bii dañ ko war a amal almawardi fi l ahkaam sultaaniya dafay wax ne wa inna aqdaha waajibun bil ijmaa wa in sadda minhumul asam nee na amal xilaafa goo xam ne gi mooy saytu mbiru jullit ñépp nee na loolu farata la boo xam ne bii ijmaa daf si am c'est-à-dire jullit ñépp dañ ci dëppoo nee na kenn rek ku ñuy wax al benn aalim boo xam ne dañu koy tudde al asam moom mooy gis ne loolu du farata mu ngi dépendre ci masaalih yi nga xam ne dañu koy amal bu fekkee ne jullit ñi mun nañ ko amal baax na bu ñu ko mënul amal yàqul dara ci seen diine mais jullit ñëpp ak textul islam yi li muy wane mooy taxawal xilaafa googu dafa am waaye alxilaafa googu nag dafa am ci ay critères yoo xam ne yi mooy yu ko tënk c'est-à-dire ay principes yoo xam ne ci lay doxee amul benn forme boo xam ne bi dañuy wax ne forme bi rek lay jël moo tax ci histoire l'islam ci juróom-ñaari siècle yi ba bi muy jeex da ngay gis ne xilaafa gi jël na ay forme yoo xam ne yi yu waroo la mais ñoom ñëpp d'accord nañ ni ci notion yi nga xam ne moo ko samp notion bi ci jëkk nga xam ne mënul ñàkk ci bépp xilaafa goo xam ne gi day dox ci ngirte borom bi mu tegu ci li ñu tuddee ashura moo tax même gis nga boo demee ci problème mu diggante chia yi ak sunna bi foofu mooy tomb bi nga xam ne dañ ci am difficulté parce que ku ne xam na ne borom bi subhanahu wa taala yi nga xam ni jullit ñi dañu ci amale seeni masaale te amul benn texte diine boo xam ne bi wax na ci daf ko delloo ci ñoom ñu waxtaan ci seen biir ba juboo ci mooy lu ñu tudde ashura wa amruhum shura baynahum wa shawirhum fil amri
ak yeneen texte yoo xam ne boo ko dajalee mën na bari ak pratique yi nga xam ne moom la jullit ñi amal ci seen histoire dañuy gis ne pour nit ki légitime am taxawaay ngir mën a nekk al imam jiite jullit ñi di doxal ci seen mbiru diine ak seen mbiru àdduna il faut muy koo xam ne bi tabba gi jullit ñi dañ ko waxtaane ba d'accord ne diwu la. boo demee ci chia yi ñoom principe bu waxtaane boobu moom la ñu d'accord ba tax na dañuy gis ni alxilaafa comme que ki koy jiite dafay taxawaay bi nga xam ne mooy mission yi nga xam ne moom la yonent yi doon taxawe donc kooku processus bi nga xam ne ci la ñu tabbe yonent yi ci lañ ko war tabbe même bu fekkee ne du yonent moo tax pour ñoom ki nga xam ne mooy taxaw di incarner li ñu tuddee njiitu jullit ñi kooku koo xam ne kii borom bi subhanahu wa taala moo koy désigner ba tax na ñoom amoon nañ ci difficulté yu mag a mag ba bi imaamul Xumeeni ñëwee def réforme bi nga xam ne ci la andee wilaayatul faqih. bref loolu taxu ñu jóg mais li ñu tax a jóg mooy principe bi nga xam ne mooy cëslaay bi gën a rëy ci alxilaafa mooy jullit yi ñooy waxtaan ci seen biir ba tànn kan la mooy ki leen doy ñu jiital ko même bu fekkee ne am na profil am na critères yoo xam ne yi d'accorduñ ci ñi dégagé nañu critères yi ñi dégagé critères yi mais ñoom ñépp d'accord nañ ne jullit ñi ki leen di jiite jullit ñee koy tànn principe bu njëkk boobu nañ ko téye parce que bokk na ci li affaiblir jullit ñi ba tax xilaafa gi di daanu benn par benn dooleem di wàññeeku ndànk-ndànk bi ñu demee ba alxulafa ar-rashidun jóge fi Abu Bakar Omar Ousmane Ali dañu gis ne mabda principe boobu nga xam ne mooy kiirlaay li gën a rëy te alxilaafa taxaw ci principe boobu dañu ko daanal te mooy jullit ñi di diisoo seen biir di tànn ki leen doy ku ne xam na ne Abu Bakar jullit ñi ñoo ko tànn même bu fekkee façon bi ñu ko tànnee waroon ak bi ñu tànnee Omar jullit ñi ñoo ko tànn Ousmane jullit yi ñoo ko tànn Alioune jullit ñi ñee ko tànn même bu fekkee ne kenn ku ci nekk contexte bi ñu la tànnee bokkul ak bi ñu tànnee sa moroom modalité yi duñu benn mais principe bu ko ne jullit ñi ñoo moom seen biir ñooy délégué seeni pouvoir ki leen soob loolu principe la boo xam ne bii mooy principe bu njëkk bi nga xam ne mooy fondé alxilaafa principe bu ñaareel bi mooy li ñu tudde bayatul imaami tawan waxtiyaaran mooy al imaamatu nit ñi ñoo koy tànn ci seen coobare bopp kenn du forcer kenn mu tànn koo xam ne ki neexu ko kenn du def pression ci groupe moo xam pression la ci wàllu xalaat moo xam pression la ci wàllu économie moo xam pression la boo xam ne da ngay utiliser sa autorité ngir am foo xam ne fii da nga fa féete jullit ñi ñoom kenn ku ci nekk ñi nga xam ne ñoo nekk mukallafi di góor ñi ak jigéen ñi nga xam ne am nañu liberté ñoom ñooy dajaloo ci formule bi nga xam ne d'accord nañ ko moo xam collège la bu ñuy tànn mu wuutu leen ci moo xam dañu koy def tànn ubbeeku goo xam ne gi société bi ñoo koy def ñoom ñëpp mais bayatul imam c'est-à-dire tànn njiit dafay nekk loo xam ne li kenn ku dina yaa koy def sa coobare bopp loolu moo feeñ ci bayatu Abi Bakrin nga xam ne ci début bi benn élite ñoo dajaloo waxtaan ci saxifatu Bani Saad muy notable yi nga xam ne ñoo bokk ci muhajirun ak notable yi nga xam ne ñoo bokk ci ansar ñu waxtaan ba proposé Abu Bakr Siddiq mais bu mu laa jàll ci lendemain dañu ñëw ñépp ci possibilité yi jamono amoon ñu d'accord ci bay'a boobu nga xam ne mooy jaayante loolu sax moo tax imam Malik bi nga xamee ne al-Mansour am na difficulté ci def loolu nga xam ni mooy kenn ku ci nekk booy tànn nga tànn ci sa tey bekken nga xam ne ci jamono abbasi bi ñu demee ba nga xam ne ñi nga xam ne ñooy buur ñi bu ñuy faatu dañuy désigner seen doom forcer nit ñi ñu ñëw ci jàkk ji
ngir def ak moom bay'a na ko yaa ñu jiite, jullit ñi borom xam-xam yi bi ñuy contesté loolu Imam Malik ku ne yéen a ngi jàng siiraam, am na ñoo xam ne dañu foog ne problème bi nga xam ni moo ko jotaleeg Al-Mansour problème mu bay'a la rek kese problème mu passé masala passé la rek, mais masala passé boobu jullit ñi amoon nañu compréhension bu toll ni xamoon nañ ni li di sëy pacte la boo xam ne bii nit ki daf koy def ci teyu bakkenam, donc passé aussi pacte la boo xam ne bii nit ki daf koy def ci teyu bakken. Imam Malik ñu laaj ko ki nga xam ne dañu ko forcé ngir mu fase ndax fase boobu baax na wala baaxul, moom mu ne talaahul mukrah baatil, c'est-à-dire koo xam ne que dañ la forcé nga fase sa soxna, fase moomu nga fase jaarul yoon, ñu comprendre ci ne comme que kii ci pacte yi la, donc bépp pacte boo xam ne bi nit daf ko def ak moroomam te fekk dañ ko forcé, pacte boobu jaarul yoon, ñu dem boole ko buur bi ne ko Imam Malik moom mu ngi wax ni alors jaayante bi jullit ñi jaayante ak yow jaarul yoon parce que dañu leen forcé andi leen. Donc bay'atul xukaam loolu aussi principe boobu dañu koy fàttali, parce que bi nga xamee ne jullit ñi dem nañu ba Muawiya taxaw ba mu fi jógee teg fi doom ji Al-Yazid, au fur et à mesure ñuy dem da ngay gis ne ñi fiy teew ay exception benn exception ñoo jaar ci histoire jullit ñi, mais ku fi teewati ci gannaaw sëg rek sa doole moo la fi teg, wala pexe say mbokk, wala soldaar yi la jàppale, wala borom doole yi nga xam ne ñoo am ci wàllu économie. Loolu dinañ ci dem ci kanam bu ñuy ñëw ci li nga xam ne mooy processus bi nga xam ne ci la xilaafa gi di daanoo, dañuy gis absence bi nga xam ne moom la jullit ñi absenté ci tànn ku leen doy, ba tax na bari na ci seen xilaafa ñoo xam ne ñi amuñu profil bi ñu war a am ñu jiite jullit ñi, bokk na aussi ci li affaiblir doole xilaafa googu. principe bu ñetteel bi wala mooy li ñu tuddee masuliyatul xaakim, responsabilité bi nga xam ni njiitu jullit ñi moom la am ci kanamu ñi nga xam ne ñoo ko tàbb, mais responsabilité bi nga xam ne aussi moom la am ci kanamu boroomam, responsabilité ci mu assurer li nga xam ni mooy tax seen existence am ci kaw suuf. yonent bi ku ne jàng na siiraam ci xadis bi nga xam ni bu daan yebal gouverneur moom la ko daan wax dénkaane yi, bokk na ci képp koo xam ne kii dañu lay liggéeyloo nañ la garantiral yi nga xam ne mooy mënul ñàkk ci nit, mooy fu mu lekkee, fu mu naane, lu mu soloo, fu mu dëkkee, lu mu déplacé, bu tolloo ci mën a yor kër ñu créer ko condition yi nga xam ne moom la war a yor kër. responsabilité boobu nga xam ne moom la xaakim bi war a am ba nga xam ne ñu ko tabb jox ko cër yi ñu ko jox, dafa war a fexe ba teg leen ci condition yu mat, alors loolu tëm au fur et à mesure xilaafa gi di dem day wàññi ko. te jullit ñi dañ ko yëgoon bu baax. ñun ñu ngi jàng ci Omar ibn Xataab toog na ci minbar bi benn bés ne law atharat baglatun fi l iraq la danantu anna allaha yasaluni lima lam tusawwi laha tariq. nee na bu fekkoon ne am na barkeel la boo xam ne bi dafa nekk fële ca Irak, nekk ci condition yoo xam ne yi tax na mu dox fakastalu sax, man damay foog ne am naa ci responsabilité boo xam ne bi ëllëg yàlla dana ma laaj lan moo tax créé wuloo yoon yoo xam ne yi waxuma yu nit ñi, mais yoon yoo xam ne yi bàyyi may sax dinañ ci dox ba yegg ci fi ñu bëgg. donc responsabilité boobu nga xam ne mooy tax moom ci le principe bu ñaareel bi di tegu, bu ñeenteel bi mooy ñu am possibilité ngir seeni dirigeant di leen rendre compte. au fur et à mesure ñuy dem dirigeant jullit ñi rendre turuñu compte ñi nga xam ne ñoo leen tabb, parce que kenn ku ne dafa mel ni sa famille moo la tabb, ak ñi nga xam ne ñoo la jege, ak militaires yi nga xam ne ñoo nekk ci sa service, ba tax na di rendre compte de nekkatul loo xam ne lii lu évident la, lu yomb la. principe bu ñetteel bi nga xam ni wala juróomeel bi mooy li ñu tuddee al adl, nga xam ne mooy
équité maandute kenn ku ci ne looy am ci société bi fekk sa effort moo la ko jox lépp lu ñu lay xañ aussi fekk da nga ko yelloowul kenn ku ci ne aussi nga yem ak sa moroom ci ay sens te l'islam société bi mu tabax mën nga wax ne ponk bi moo tax xilaafa gi ci ñaari siècle yu jëkk yi bu la neexee sax nga ni benn siècle bu jëkk bi ak genn wàll li tax mu am doole dëgg-dëgg ba nga xam ne mën nga wax ne ci téeméeri at ak juróom fukk ak lu teg daanaka mën nga wax ne mujj na nekk force bi nga xam ne moo féete kanam ci yi ko féete ci yi mu fi jamonoon moo féete kanam ci espace bu mu occupé moo féete kanam ci doole am-am moo féete kanam ci xam-xam moo féete kanam aussi ci man-manu jamono yooyu li ko waraloon mooy l'islam bi mu ñëwee fekk fi société yoo xam ne dafa amoon favoritisme, c'est-à-dire ñenn ñu ne seeni capacité yóbbuwu leen fi ñu war a dem dafa fexe ba bâtir société boo xam ne bi kenn ku ne sa capacité ak sa man-man moo lay yóbbu fi nga war a dem boo jàngee xadiis yonent bi da ngay gis ni mu sonne ci wane ne nit ñi ñoo yem te yooyu def naa ne ci problème yi gën a rëy sax même ci civilisation tey yi la nan la ñuy fexe ba kenn ku ne ci sa société nga yëg ne yàgg sa moroom yenn ci yem li leen di départager mooy seen effort ak seen talent ak seen man-man alors loolu l'islam def ba yëbale nit ñi moo tax mu libérer énergie ba kenn ku ci ne nga xam ne lu ne mën nga ko doon moo tax gis nga bi ñu demee ci at mi téeméeri at yu jëkk yi bi mu laa jeex daanaka mën nga wax ne ñi nga xam ne ñoom la ñu yilifoon ñu doon leen tudde almawali ñi nga xam ne dañ leen moom boo demee ba ci kanam boo jàngee ñi nga xam ne ñoo incarné woon leadership ci wàllu l'islam moo xam ci wàllu xam-xam la moo xam ci wàllu autorité gouverner ci wàllu ci yenn localité yi moo xam ci wàllu économique wàllu xam-xam ñooñu ñu tuddee almawali ci la ñu bokk te loolu yonent bi moo ngi ko tàmbali di teg jalon yi ci defe naa ne gaswatu Mu'ta ku ne yéen a ngi koy jàng gazawaat yi jëkk yonent yi bu daan yeble ñi mu doon tànn dafa doon bàyyi xel ci équilibre yi nga xam ne ñoo amoon ci société bi ba tax na toujours ci famille yu mag yi lañ doon mais ci gaswatu Mu'ta ci la jëkk yebal koo xam ne kii capacité am rek moo ko may mu génn mooy Zayd ibn Haarisa nga xam ne li ko boole ci mu doon ci kilifteef bi moo tax même Ayman ñiy jàngale sira dañuy wax ne bi ñu ko waxee ne Zayd ibn Haarisa bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la yonent bi tabb pour ñu jiite ci gaswatu Mu'ta ku ne xam na ne ñetti commandant la tànnoon Abdullah ibn Rawaha Jaafar ibn Abi Talib ak Zayd ibn Haarisa boo ko doon seet da ngay gis ne kii ci ansaar yi la bokk kii ci ñi nga xam ne ñooy muhaajirin garmi muhaajirun Zayd ibn Haarisa bokk ci maas bi nga xam ne li ko jox mérite mooy capacité bi mu am alors loolu au fur et à mesure xilaafa gi di dem jullit ñi commencé di ko ñàkk ndànk nga gis ne li mujj surtout ci xilaafal umawiya ci loolu la commencé di manifesté wu bi mu ñëwee ci xilaafal abbasiya mu yokkeeku mooy kenn ku ci ne li lay tabb mooy nan nga jigee pouvoir bi ak nan nga koy servir donc yooyu mooy kenn yi nga xam ni ci la alxilaafa doon doxee ci l'islam moo ko fondé aussi ci la l'islam taxawal société boo xam ne xilaafa gi malgré que am na ay faiblesse malgré que commencé na am ay wàññeeku mais continué na di exister ba 1924 bu ñu dajee ci beneen jotaay li laytaayu tàmbali waay waxtaan la dinañu wax processus su xilaafa gu daanu googu ci nan la ñëwee ndànk-ndànk di affaiblir doole jullit ñi di affaiblir société islamique bi en même temps di am ay répercussions politiques ba nga xam ne bi ñu ñëwee ba ci 1924 daanaka même bu fekkoon ne xilaafa gi daf fi nekkoon ci façon bu symbolique rek amatul woon sax existence bu réel ci nekkinu jullit ñi
mais ci 1924 boobu ci la daanu jullit yi nekkaat ci beneen liggéey boo xam ne bi ngir delloo siwaat alxilaafa ala al ahdi ar rachida. aqulu ma tasmaun wa atamanna liqaan ajilan insha allah. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.